jërë ngeen jëfe ci ànd bi leen mbokk yi xarit dañ leen jàmm seen xibaar yi fii ci zone 7 TV xibaar yi dañ koy door ak jàngoro bi di coronavirus mu mel ni ba tey suñu réew mu ngi wéy si njàqare ginnaaw bi ñu enregistré luy toll ak fukki doomu aadama nga xam jot nañ ñàkk seen bakkan ni ngi ni démb ak luy toll ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett si ñoom ñoo xam ne am na li nga xam ne mooy jàngoro bi ñi nga xam ne ay transmission communautaire mën nañ ko natta luy toll ak téeméer ak fukk ak ñeent wante luy toll ak juróom fukk ak ñeent ñoo xam ne dañ leen ko wàll wante tamit téeméer ak fukk ak juróom-ñaar si ñoom jot nañu wér ba delluwaat nañ seen i kër. ba tey desandi ci li nga xam ne mooy Covid 19 jàngoro bi léegi ginnaaw ki nga xam ne mooy Antoine Félix Diome di jëwriñ ñi ñu dénk wàllum biir réew moom la ginnaaw bi mu àddoo démb ci RTS ngir wax ci li nga xam ne mooy wàllum couvre-feu état d'urgence bi léegi kenn yokk nañ ko ci région yi nii bu ci mel ni Dakar ak Thiès ñu teewlu ko. mbégteel amul ci ndogal yi nga xamante ni gouvernement bi jëloon na ko démb ba tax na couvre-feu bi ñu tegoon 21h ba 5h du matin ci ñaari région yi Dakar ak Thiès yokkoot nañ ci juróom ñetti fan. mu nekkoon ay kàddu jëwriñ ju ñu dénk kaaraange bi réew mi Antoine Félix Diome ci xibaaru RTS moom sax mu ngi ñi xamal ni ñaari gouverneur yi Dakar ak Thiès bind nañ ab arrêté bi tere bépp dajaloo ak ay manifestation ci yooyu les régions ci noonu ñu ngi xaarandi njiitum réew mi Macky Sall mu validé loi état d'urgence bi ak état de siège. mbir moomu lee donte mu ngi wéy jur ay gàllankoor état d'urgence couvre bi nga xam ne yokk nañ ko wante askan bi nekk fii ci diwaanu Bambilor ñoom la àddu nañ ci ñenn ci ñoom nee nañ li nga xam ne mooy couvre bi dana yàqal lu baax a baax rawatina ci wàllu koom-koom ak li nga xam ne mooy wàllum dem ba dikk bi ki nga xam ne mooy Ida Diatta ak Babacar Baldé demoon nañ saytu kàddu ñi nga xam ne ñooy askanu Bambilor ñu teewlu ñi nga xam ne ñooy askanu Bambilor ci micro ki nga xam ne mooy Ida Diatta ak Babacar Baldé. xanaa nekk loo xam te ne bii naqare na trop parce que chaque jour ñi ngi xëy di liggéey te des fois di nga dem liggéey bi bari trop ba di fa mën a nekk ba ay 20 heures parce que bari ngaa ñibbi ay 21 heures day nekk si yoon bi quoi. dina si wàññi trop parce que tey jii ñëpp ñoo bokkul yem quoi am na ñoo xam te ne bii bi ñu tëdd ñu nga am loo xam te ne mi ngi tëdd ak moom am na ñoo xam ne am ñu sax loo xam te ne bii ñu ngi yeewu fekk seen poche dëgg la parce que tey jii am na ñoo xam ne ñu ngi waroon jóg ay 4 heures dem liggéey mais fi mu toll nii li watuñ ko mënatuñ ko parce que boo xoolee ay 6 heures la ñuy jóg diggante boobu ngay perte rek pertement bu rëy la si Covid bi moom daanaka ñun ñu ngi nekk ak moom waaw te pour man confinement bi ñuy wax ne comme couvre-feu bi ñu nekk en 21 heures jëm 5 heures du matin dina laal ci ñu activités yu bëri parce que boo calculé ñun ñi nga xamante nii loolu la ñuy jaay ay tissus la ñuy jaay des fois fëgg jaay bi nii ñun buñ quitté fii nii 5 heures du matin bëgg a dugg Colobane bëgg fa xëy yaa ngi comprendre balaa ñëw wàcc bay ñibbisiwaat Bambilor daanaka 21 heures day jot vraiment temps bi gàtt na trop si ñun surtout ma démb parce que démb man daanaka 21 heures mu ngi ma fekk Tëngéej ma jëli woon fi bagage yi nii mais pour man dafa jeex parce que bërki démb lañ waxoon le 12 jours lay am te bërki démb le 12 jours léegi démb ministre bi toogaat télé daan ay 21 heures yooyu noonu daal dina confinement bi day continuer déjà pero diggante boobu noonu am nañ fa problème mu oto daanaka 23 heures daanaka laa egg si fii te loolu vraiment métti na trop yéeme na trop wax dëgg yàlla feebar bi moom am na gaa mais bu ma soñoon ñi nga xamante ne nii mooy borom kër yi ak soxna yi nga xamante ni ñu ngi xëy ci marché yi ñu teggi leen yenn activités ya nga xamante ne nii teg na leen ko parce que marché dafa yaatu ñëpp ci la ñuy xëj ñi nga xamante ne nii ñu bëri dañuy xëy ci marché ba mu naaj yaa ngi comprendre ñu woo seen i doom ndugg jox leen ñu taali seen i kër léegi dèjà ñooñu boo leen xañee loolu fan lañ jëm marché li mu ëmb ci boppam mooy yaatu nan bàyyi nit ñi ñu liggéey bu fekkee dañ ciy teg yeneen sart ya nga xamante ni nag méngoo na ak li nga xamante ni dina arranger sénégalais yi amul problème mais heure boobu noonu wax dëgg yàlla gàtt na trop maa ngi takk marché fu ma jëm maa ngi ànd ak moom ci biir oto yi ak ci marché yeeg yëpp vraiment. métti rek wax dëgg yàlla moom yëf yi fu ñu ko defoon sa ba 11h mooy tane waaye 9h bu ñu ko def mi dafa gàtt ndax boo xoolee boo seetaanee télé génn wàllu dëkk bi yëpp ñu ngi fanaan ci àll bi ndax loolu métti si loolu dafa métti ndax bu doon sunu sago la moom Macky moom daf ñu koy defar ba 11h yëf yi dafa gàtt na lool métti na trop boo génn ci nga xam ne métti na borom kër yi ñu ngi fanaan ci àll bi maire yi ñu ngi fanaan ci àll bi xale yi ñu ngi fanaan ci àll bi yëpp da métti na trop sax. lu mu yàq si njaay bi daa bari ni nga daan gisee client yi gisoo too leen client yi dañoo ragal ñëpp a ragal fu ñu toll nii lu mu yàq moom bari na trop di ñaan yàlla génnal ñu feebar bii ndaga moo ko fi indi yàlla na ko suñu borom tegg ci àdduna bi yëpp métti na trop gaa métti na moom
métti na trop. doy na waar daal doy na waar da bu dee guddi lay daw moom 21h rek lépp ci bokk yam moom ñaan yàlla daal yàlla génne ko ci dëkk bi daal loolu daal mooy wax ji moom ak couvre-feu gi kenn xamul ñaan yàlla rek mu génn ci àdduna bi loolu la ñu ñaan yàlla. am na kay ndax ñu ngi koy wax kay am na fi ñëpp waxee ne lii am na feebar bi am na kay da ngay gëm ne am na ñu def attention moytu loolu rek la. maa ngi def sama métuwaay ndax maa ngi jaay samay masque man waaw léegi laa ko tekki sax waaye damay jaay samay masque maa ngi def samay métuwaay bu baax sama wax dëgg yàlla ñuy ñaan yàlla di teggal ñi lii rek waaye yëf yi métti na couvre-feu bi 9h bi métti na ah boo xoolee te la nga xam ne lii métti na trop sax métti na nañ ñaan yàlla suñu borom teggal ñi lii rek. desandi ba tey ci coowal ki nga xam ne moo fi nekk meilleur élève bu Sénégal di Diary Sow ginnaaw ay fan yoo xam ne gëj nañ ko gis lool ñu mën a wax ni dafa réer wala dafa disparaître wala tax kenn xamul li ni mel ba tax na enquête yi jot na wéy ki nga xam ne mooy police bu France ñu jot nañ def ay enquête que ni Diary Sow fu mu nekk kat moo fa téye boppam wante kenn xamul la moo tax mu def li ni mel dañ gën a am yaatal yi ak ki nga xam ne mooy Aminata Dia. ñeenti fan ci weeru janvier ba tey kenn tegul gët Diary Sow moom nag mooy ndongo bu gën a xarañ ci réewum Sénégal tollu woon na ci 20 fukki at enquêteur français yi ci seen gëstu bu mujj bi li ñu gis mooy Diary Sow daa dem ci coobare boppam ñoom nag nee nañ jéem nañu jot Diary Sow waaye tontuwu leen policier yi nekk ci brigade de répression de la délinquance à la personne jot nañu sekk ak waxtaan ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak Diary Sow xaritam yooyu li ñu wax mooy Diary Sow waxoon na du ñëwaat classe ci weerum janvier bi waaye loolu teewul enquête yi mu ngi wéy ba tey. ba tey desandi ci xibaar yi ki nga xam ne mooy soxna si njiitu réew mi di Marème Faye Sall ginnaaw bi amee benn entretien bu yaatu ak li nga xam ne mooy RTS démb ci guddi gi lee moom moomu lee wax na bu baax ci li nga xam ne dañ ko doon tuumal ni dafa amee woon feebaru xel ak yenn ci yoo xam ne tey jii nii maanaam vie de couple am ak ki nga xam ne mooy jëkkëram tamit li nga xam ne mooy mouvement bi nga xam ne jot na ko teg ñu teewlu ki nga xam ne mooy Marème Faye Sall soxna si njiitu réew mi ci yenn kàddu yoo xam ne jot na ko dégg sunu naataango yi di RTS. am na ay jamono yële passé daal ñu ngi doon dégg ci presse beeg yooyu ñu naan daal Marème Faye dafa xaw a jage di daal ba am na sax bërëb bu ñu ko yóbbu woon foofu fat ko foofu loolu mën nga nañu ci leeral. yow bu rafetal wax ji neel dañuy waxoon dafa dof bu rafetal loolu la ñu wax dafa dof yóbbu nañ ko di ko faj ak nangam li ñu ko déggee noonu laa ko déggee li ma ciy wax rek mooy yenn naqadi suñu borom. mooy comme dañuy toog di wax neer neer man dama ci commenté. li ma wax rek yenn naqadi suñu borom. waaw sax ba léegi yaa ngi naan ñu gaaw balaa Macky di ñëw daf lay perturbé. président nu mu lay perturbé nag. non daf may perturbé nag. ci naka. je réponds pas à la provocation. dañuy eggale non boobu la yaa ngi taxaw ñu gaaw balaa Macky di ñëw non parce que Macky bu taxawee tamit. daf may perturbé rek. day xool lu may wax ak yooyu moo tax. mbokk yi xarit yi si noonu la ñuy jaaree teewlu li nga xam ne mooy xët yéenekaay yi ak Youssoupha Mané. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci seen xeetu yéenekaay yi tàmbale ak Walf Quotidien prolongation de l'état d'urgence Dakar et Thiès restent dans le noir maanaam wàllum xeex jàngoro coronavirus bi Dakar ak Thiès nag moom ba léegi couvre-feu ak état d'urgence bi dafay wéyal 8 jours maanaam benn semaine encore ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome moo ko xamal démb jëm wàllum xeex bi coronavirus fii ci Sénégal loolee tax tamit enquête quotidien bu tey ji mi wax ni Dakar ak Thiès ñaar régions yi nag ñuy gën a wéyal di lëndëm di nekk ci lëndëm gi ndaxte coronavirus bi moo tax ba couvre-feu bi ak état d'urgence day wayal Dakar ak Thiès bu ñu sukkandikoo ci enquête quotidien bu tey ji Rewmi quotidien moom itamit muy ñëwaat ci mbirum couvre-feu bi xam nekk Dakar ak Thiès moom ba léegi dafay wayal le couvre-feu maintenu à Dakar et Thiès pour 8 jours troisième régime loi d'habilitation nag tey lañ ko war a promulguer njiitu réew mi Macky Sall moo ko war a def le Rewmi quotidien tamit gis ne loolu nag lu mel ak cafouillage juridique la maanaam tolof rek la indi wàllum juridiction bi li quotidien tamit gis ne wàllum yoon bi maanaam wàllum justice bi leen mel andul benn yoon loolee tax li quotidien di xamal tey ji totalement illégal et illégitime maanaam leen mel jaari yoon nguur Sénégal jëlaat beneen décision ngir mën a wéel état d'urgence ak couvre-feu ci Sénégal rawatina Dakar ak Thiès le quotidien état d'urgence ak couvre-feu Dakar Thiès Antoine joue les prolongation la ñuy mel ni actuellement ndaxte match boo gis am na prolongation Thiès ak Dakar ñoom dañuy continuer di wéel couvre-feu gi gouverneur yi nag dafa mel ni ñoom
mi tamit def nañ publication ngir tere bépp rassemblement ak xew-xew yi Dakar ak Thiès Dakar et Thiès sous huitaine Sud Quotidien moo ko xamal lu jëm wàllum prolongation état d'urgence ak couvre-feu bi gouverneur yi ñaar régions yi jël nañu décision lu jëm tere bépp rassemblement. Marième Faye Sall première dame du Sénégal wax na ci presse sénégalaise bi loolee tax les Échos bu tey jii gis ne la grande confession de la première dame Marième Faye Sall ne actuellement boo xool ëpp na juróom-ñeent at musul wax ci presse sénégalaise bi ndaxte bëgguma gêner njiitu réew mi Macky Sall même bu fekkente ne sama borom kër la ndaxte boo xool Macky Sall daf may dimbale lool saa su ne Marième Faye Sall tamit di wax ni sénégalais ngeen moytu ñi xam ni dañ leen di wax ni mun nañ fexe ba ngeen dugg ci fondation Servir le Sénégal mënul nekk xawma leen sax waaye tamit lu jëm feebar gi nga xam nekk Sénégal bépp lam-lam nañ ko Marième Faye Sall première dame ne leen mel musul am musuma feebar man sénégalaise la te Sénégal la gëm fii la musa ne loolee tax sax les Échos bu tey ji ne la grande confession de la première dame Marième Faye Sall lu jëm wàllum politique parti socialiste tamit socialiste yi xam nag ñoom xeex bu métti la ñu nekk actuellement boo xool ci seen groupe WhatsApp yi ak i tamit ci réseaux sociaux ku nekk bugg a jiite parti Ousmane Tanor Dieng loolee tax les socialistes s'étripent via les groupes WhatsApp muy xamal les Échos bu tey ji prophète bu Kolda mu ngi ci prison Baba Labé prophète bu Kolda moom nag jàpp nañ ko ndaxte mu ngi doon tëdd ak xale yi ndaw yi foofu ca Kolda moom muy tudd boppam prophète bu Kolda moom actuellement mu ngi ci maison d'arrêt et de correction bu Kolda yéen kay la tribune moo xamal lin mel tey ji waaye nag si jamono googu critique yi tamit mais ñëwaat le prophète de Kolda a goûté aux fruits interdits maanaam prophète Kolda moom actuellement mu ngi ci prison ndaxte mu ngi doon tëdd ak xale yi ndaw yi 13 ans foofu ca Kolda ñu ngi koy jàpp lu jëm wàllum pédophilie consommation des mariages sur mineurs le prophète et ses disciples risqueront gros dans cette affaire mi xamal journal critique bu tey ji le témoin quotidien mu ngi ci mbirum président Horizon sans frontières lu jëm wàllum 118 milliards si sunu koppar nga xam nag Union européenne joxoon na Sénégal ngir mën a xeex immigration clandestine maanaam tukki ndaw yi accusation de président de Horizon sans frontières nébuleuse autour des 118 milliards de francs CFA le témoin quotidien moo ko xamal tey ji war nag Boubacar Seye ba léegi mu ngi ci loxo takku der yi ci mbirum koppar yooyu mbirum Diarisso l'observateur bu tey ji muy xamal ni actuellement affaire Diarisso le vrai du faux Diarisso nag bu moytu moom moo jël yoon boppam génn ca France ngir dem ki nga xam nag kenn xamu ko observateur tamit mi ñëwaat ci vérité ci mission diplomatique ak i tamit enquête consulaire bu Sénégal foofa ca Paris ak i enquête française yi xam nag ci mbirum Diarisso xaw na jaaxale France ak Sénégal ñu jeexal ak tàggat yaram record quotidien bu tey ji Premier League anglaise championnat Angleterre Leicester Chelsea tey ji Edouard Mendy ak ñoom actuellement ñu ngi ci danger ndaxte actuellement Chelsea nekkul lu jëm wàllum Ligue 1 sénégalaise bu football troisième journée Mbour Petite Côte yi tamit mu ngi ci jafe-jafe yi métti xam na ci tàmbali Ligue 1 sénégalaise bu football Paris Saint-Germain Messi Neymar Mbappé Tuchel Leonardo mu ngi ñëwaat ci taxawaayam ci lin mel mbokk yi fii la ñu ak yéen ci xeetu yéenekaay yi ba ëllëg incha allah. cant ak ngërëm ñeel na Youssoupha Mané ci xët yéenekaay yi mbokki xar yi loolu lañu fi indi woon tey fii ci Zone 7 TV ci xibaar yi lée dinañ jox di dajee suba ci nga incha allah yàlla mi may jàmm yàlla ñu may jàmm ñu fanaan jàmm jërë ngeen jëf